waaw maa ngi lay di gërëm di leen sant ci turu benn bi yëpp benn bi mooy bureau exécutif national mooy kuréel gi gën a mag bi ngànk syndicat bi nga xamante ne mooy syndicat bi ñu bokk syndicat bi di SYNPICS cëram mooy fexe ba lépp loo xamante ne day gàllankoor àq ak yelleefu woy taskatu xibaar yi ak ñi ñuy liggéeyandool lépp lu koy gàllankoor ñu fexe ba gàllankoor loolee ba tax na bi ñu xoolee situation bi benn du SYNPICS ne jaadu na ñu def benn point de presse pour wax suñu position par rapport ak li nga xamante ni moo xew jamono yi ak jamono yi weesu ci biir média yi maanaam di këru woyu taskatu xibaar yi bu ñu jàppee rek ni actualité mën nañ jàpp ne xëy na li mujjee xew moo tax ñu ñëw di taxaw di àddu mais dafa fekk rek ni xëy na comme ni ko tubaab di waxee l'occasion fait le larron xëy na jamono ji loolu war a mën a ne mais jafe-jafe yi ak tartar yi seenu tàmbali du tey dañuy fàttali rek ni ci woy kër taskatu xibaar bi ñu woy RTS ay weer a ngi ni am ab xëccoo ak pëccëxoo bu fa am boo xamante ni dara waralu ko lu dul ñoom suñu naataango yi fa ne des syndicalistes di xëccoo jëmale ci seenu askan maanaam ñi leen fal bëgg ñu gën a ñoŋal seenu nekkin am sa weneen wàll wa ñoo xamante ne ñoom li leen soxal rek mooy fexe ba faagaagal leen dem nañ ci sax ba ñu ci bëri ci ñoom ak njàmbaarte nag mais ils ont fait face maanaam jàkkaarloo nañ ak ay situation yoo xamante ni ay situation yu xaw a doy waar yoo xamante ni jàppoon nañ ni sax bokkatul ci ni ñu mën a doxalee këru liggéeyukaay mais nag ñu boole ci njàmbaar mooy féliciter encore une fois Moustapha Cissé ak équipe am nangu nañ joxe seen ginnaaw ñu rëkk leen ñu gaañ leen wala ñu dóor leen ni coup mais ñoom pour ñoom l'essentiel mooy nañu fexe ba li nga xamante ne moo soxal askanu RTS yëpp di jëm ci wàllum accord d'entreprise bu ñu négocier nga xamante ne ñëpp ci gis seen bopp ñoom loolee moo leen gën a soxal te donc war nañ ci ak njàmbaate bu mat sëkk bien que nag wéet nañ ci parce que souvent ñun médias yi bu dara xewee ci benn kër ñi sa des ñëpp dañuy yërnu rek waaye duñ ci àddu ne serait-ce que boo nekkee section dégg ci beneen section am na problème war nga mën a même bu dee ba ngay bind bataaxal ne ñun section nangam ñu ngi soutenir suñu section bële te ndax li ñuy kaas jàpp nañ ni yoon la loolu jarul sax tàggoo mais ku ci ne rek da ngay sëgg ci say mbir wala ci li nga jàpp ni mooy seen mbir ba fàtte li nga xamante ne moo ñu war a boole li ñu war a boole li ci njëkk mooy li ñu woowee solidarité syndicale ndax benn journaliste rek wala benn photographe wala benn technicien caméraman réalisateur chauffeur bu ñàkk ay avantage am wala ñàkk liggéeyam wala ñu bundu xatal ko dafa war a naqari kuy liggéey wala ku nekk ci biir média yi mais du ci ëpp waaw mbir xew na fële bon ndeysaan point à la ligne dem nañ sax ba ñun ñi nga xamante ne ñooy dund métit yooyu dañuy banque suñu loxo noonu laa mën a jàppee li xew dans le groupe Excaf ñoom travailleurs yi ci boppam nga xamante ne ci xibaar yi ñu mujjee jot
entre juróom-benn ba juróom-ñeenti weer kenn fayu leen ko mais kenn déggu leen donc xëy na ñoom it dañ naan bon ginnaaw kenn du ñu jàppale wala ginnaaw jàppale gi du fës nañ jéem a xool rek pourtant de kër googu ñetti weer ci ginnaaw gisoon nañ ni ñun benn SYNPICS que direction bi fa nekk ñu ngi doon def ay effort parce que demoon nañ ba résorber lu tolloog 3 mois de salaire de retard de salaire ba ñun gongo kon kat gaa yi ngi góorgóorlu xëy na fii ak ñaari weer ñetti weer ñu def ay moratoire mu jeex mais au lieu ñu def moratoire mu jeex affaire bi dafa gën a metti ñu signalé ñun ci weer wi génn ni am na suñu ay rak parce que ñooy ay xale nañ ay xale yu ndaw xamante ne dañ dem jàngi journalisme am diplôme yaakaar ni voilà mën nañ ñëw ci métier bi mën nañ ci def seen carrière nekk ay stagiaire ñu téye leen ci benn këru liggéeyukaay fii un journal ñu téye leen fii comme stagiaire pendant 4 ans juróom-ñeenti at yoo xamante ne li nga warloog ñoom en tant que stagiaire déjà stage mënut a durer 4 ans ça aussi il faut que ñun aussi suñuy wax ak suñu rakk yi ku ci dem bërëb boo defee stage bu ñaari weer passé bu ñu la proposé wul leneen mën ngaa lem say kaaka dem uti leneen d'autant plus que et ça je le dis dama ko fàtte woon wax ci nasaraan fi ñu toll avec les nouvelles technologies là c'est-à-dire bu ñu toppoon vague bi normalement actuellement médias yi ñooy daw ci ginnaaw journalistes yi pour ut ku leen liggéeyal parce que chacun peut être son auto-employeur aujourd'hui fi ñu toll nii peut-être que yenn journalistes yi ñoo ci jëlagul conscience yenn techniciens yi yenn preneurs de son yenn cadres yi ñoo ci jëlagul conscience mais fi ñu toll ci jamono des na tuuti médias yi ñooy daw di xëcc journaliste naa leen dimbali ma nga ñëw liggéeyal ma benn 1 heure de temps wala 2 heures de temps bu fekkee ni nag adopté nañ vraiment technologie bi mais donc yow nga am ay gone yu ñëw nga téye leen stage pendant 4 ans ce qui est illégal stage bi jeexul ci biir 4 ans yooyu li nga warloo woon nag ñoom wax ko siife ko ñoom ne dinaa leen jox nangam c'est que bëgguma wax montant yi fii parce que c'est tellement dérisoire que je veux pas le dire xam nga parce que ça va rejaillir sur nous tous li nga warloo ak ñoom nga leen di jox genn wàll gi loolu truand loolu xaw ma truand la xaw ma ak càcc la xaw ma nu ñu ko mën a tudde ñu dem ba ci cappaandaw gi gone yi ñëw ne la sëñ bi léegi ñun stage bi ba kañ defal ñu contrat xam nga kooku sax bëgg na liggéey ba léegi nga yónnee leen ne leen fii daal amul lu fiy changé te yow nga ne ci kàngamu journaliste du Sénégal nga bokk ñu lay cité en exemple nga koy def ñoo xamante ni say moroomi doom nañu bu doon sa doom bi nga jur doo ko teg donc loolu daf ñuy naxari et cette fois-ci xanaa gone yooyu bàyyi waaye lépp lu ñu ci bëgg ci wàllum accompagnement même bu fekkee dañuy ràkkale suñu fond de caisse dem fay ko ay honoraires d'avocat dinañ ko def pour jàppale leen parce que nag dafa jot ñu mettre de l'ordre dans le secteur là mënuñu rek ne au nom de la liberté oui que loi yi dañu war a kii nangam donc média bi mais média bi ay nit a koy doxal du ay robot ak ay ordinateur ay nit ñoo koy doxal nit yooyu dañu am ay àq ak ay yelleef nit ku liggéey da ngay fayeeku ni gars yi doon wax ni ku liggéeyul doo fayeeku waaw léegi ki liggéey dafa war a fayeeku ki liggéey dëgg yoonam nekkul ci ndax ki koy liggéeyloo ay situation dox na am doxul na bu fekkee ne seen kër am na jànq bu fay liggéeyee weer wi bu deewee lijjantiwul ndax yow mi koy liggéeyloo fayeeku nga fa ngay liggéey ou pas c'est pas son problème liggéey na weer deen da nga ko war a fay seen ngone yi ngeen dugal ci école yi à la fin du mois l'école ne se préoccupe pas de savoir est-ce que lui son papa est un journaliste non lui sa maman est une journaliste non dégg naa temps yi ils ont des problèmes
c'est pas le problème de l'école, tu payes. Donc bu ñu nangu ñu teg ñu dans yenn situation yi parce que nous sommes aussi des êtres sociaux dañu nekk ci société bi dañuy consommer comme ñëpp dañuy fay comme ñëpp bu leen kenn nax di leen teg ci ay cadre wëy noo kaleen ñu xeex ko parce que xeex bi ok mën nga xeexal sa entreprise mais day fekk nga am fa wàll wala nga am fa pàcc gisuñu fi benn entreprise boo xamante ne ubbi na capitalam jëmale ko ci ay liggéeykatam amul bu ngeen ko gisee wala ngeen xam ko ngeen wax ma amul muy public di privé moom kay sa moomeel lay doon yow ngay def li leen neex di fay ñii di bañ a fay ñii nga def leen ay stagiaires ñii nga def leen sax weer dërëm parce que aussi ça il faut le dire. Il y a des journalistes, en tout cas il y a des travailleurs des médias qui à la fin du mois ne voient même pas l'ombre d'un bulletin de salaire et qui l'acceptent tranquillement parce que peut-être ils sont dans un autre système ñu ngi ci beneen cadre d'accord ba ci ñu jógee Excaf RTS ba ci jaar Témoin ba ci situation bi ñuy dund nii au niveau de du groupe des médias bon nga xam ne situation bi dafa xaw a lëndëm parce que moi personnellement maa ngi ut ay éléments pour mën a analyser la vérité parce que aussi la vérité du li ñu lay wax la vérité mooy li nga xamante ni da nga ci am ay firnde d'accord ba ci média boobu tey dégg nañ ni au moins fay nañ salaire ça veut dire que au moins góorgóorlu nañ malgré situation bi ñuy dénoncé ne seeni compte dañ ko tëj ndax jëm ci wàllum l'impôt bu ñu ameel bu ñu ne ñoom bu leen état ne dañ ko ameel man ñun li ñu fa soxal mooy mbébétu liggéeykat yi est-ce que liggéeykat yi fay nañ leen oui on nous a dit il y a 2 jours que fay nañ leen donc nañu góorgóorlu nag bay continuer di fay liggéeykat yi na liggéeykat yi aussi góorgóorlu ba ñu continuer di leen di fay ndax ku liggéeyul doo fayoo du dëgg ci loolu na état bi yolomal tamit yolomal bi pour man mënta weesu ñu analyser froidement situation comptable entreprise yi analyser froidement seen situation ci jëm ci li ñu war a respecter jëm ci wàllum ñu tuuti obligation légale ak obligation sociale bu ñu si paree s'il faut bu fekkee dañu war a def ay réformes ñu réformer te jàpp naa ne réforme bi si njëkk mooy dañu war a léegi obliger entreprise de presse yi ñu ubbi seen capital yi ñu ubbil ko liggéeykat yi ndax dañuy ponctionner liggéeykat yi rek dañ lay dagg impôt dagg la IPRES dagg la caisse de sécurité duñ ci verser dara zéro. Allez, est-ce que moi je pense que war ngeen je serais très ravi kenn ci yéen ñi rek xëy suba dem IPRES personne ne s'en préoccupe. Or loolu bokk na ci li nga xamante ni moo war a mën a améliorer suñu liggéey suñu mission bi ñu am vis-à-vis de notre public loolu moo ko war a gën a dëgëral sinon journalisme bi ñuy def nii rek mooy diw nee na diw tontu na ko loolu du journalisme dëgg mooy dem uti ay xibaar càmbar ko lijjanti ko ba mu ne weng nga ñëw jox ko saw askan loolu mooy journalisme mais diw nee na diw tontu na ko bu yàggee sax dootuñu ñu faale te léegi gars yi am nañ ay kii sax ay nu mu tuuti am nañ ay chaîne YouTube ak yu demee noonu donc diw nee na meeg diw tontu na ko ñoom ñoo koy defal seen bopp. On en est réduit à aller nous-mêmes regarder là-bas ah diw de ci chaîne YouTube am nee na diw yi tontu na ko donc loolu du journalisme loolu taxul woon kenn si ñun dem école jàngi am kii d'accord.